ziar Sénégal ziar Afrique ziar monde entier seen mbokk Cissé Dia mi ngi ñëwaat tey ci seen beneen émission dégg-dégg dégg-dégg nag tey dafay ñëw taxaw tuuti ci actualité ñu waxtaan ci benn mbir boo xam ni mi ngi fiy xew te dara waralu ko lu dul am tuuti dégg parce que tey bu ñu ñëwee ci benn kàddu boo xam ne benn kilifa moo ko fi waxoon ñu koy wax Serigne Cheikh mu ne woon réew mi bu ñu ko sangeewul xol bu sell deret dina ko sang ñu ne pourquoi ñun est-ce que comprendre nañ wax bi est-ce que nit nañ taxaw seetlu pour xool nan la ñuy def ba suñu xol sell moo tax tey mu indi kàddu bi ñu mën ci waxtaan tuuti sinon nan la ko kilifa gi waxee ak yenn contexte la ko wax ñu wax ci plateau bi. te ñu fóot te ñu sang réew mi nag ñu sang ko waaw dañ ko sang de fanweeri at ngi ma di ko wax ñu di ko bañ dañ ko sang dañu sang réew mi réew boo ko sangee ak xol bu set daal di noppalu boo ko sangul ak xol bu set deret tuur waaw maa la ko wax boo ko sangee ak xol bu set mu set wecc waaye boo ko sangul ak xol bu set deret tuur. voilà gis ngeen ni wax bi dafa am solo te boo gisee ma ni ko tey xol bu sell mënuñu ko jàppee leneen lu dul xel mu sell parce que mun nañ ni xol lu fa nekk xel moo ko fa def te xel moo nga xam ni moom la doomu aadama di jëriñoo pour dund lañ la war a lépp li fay daje fan lañ ko war a lijjantee balaa mu ñuy indil benn problème ça veut dire que tey xel mooy contrôler xol lépp lu nekk ci xol xel moo ko fa def parce que tey nit ki ngay gis ba bëgg ko wala nit ki ngay dégg ba bëgg ko soit li ngay dégg son yi ngay dégg wala image yi nga gis ci moom wala wax yi ngay gis ci moom ba dégg ko sa xel moo koy analyser pour mu nekk lu neex wala mu nekk lu nakari ki ngay dégg ba bañ ko wala nga gis ko ba bañ ko lépp loo gis ci moom wala nga dégg ko ci moom analyse yi ngay def yëpp sa xel moo koy def pour soit nga bëgg ko wala nga bañ ko acte booy def muy nekk acte bu baax wala bon balaa ngay def action bi lépp ni ñu koy defee lépp ci xel lay jóge donc xol bu sell mooy xel bu sell léegi pour naka ñun lañu mën a def ba suñu xel sell comme que au début nee naa leen xel mu sell mooy tax xol sell nan la ñuy def xel li muy contrôler xol mun nañ ko joxe quelque exemple tey ci diggante xol ak xel da nga gis ni parfois dafay am benn xëccoo boo xam ni chaque jour nañ ñaan yàlla xel di dominer parce que chaque xol muy dominer xel boo deful nag ay regret day bëri mais aussi ne li gën mooy sax union boobu ñu fexe ñun tàggat suñu bopp ba suñu xel ak suñuy xol di dajaloo pour mun a def ay mbir yoo xam ni regret du ci am wala réccu du ci am exemple tey mun nañu rek ci bu ñuy dem ci wàllu amoo relation yi nga xam ne mi ngi am ci diggante nit ak nit tey bu ñuy xoolee tey mën nga gis nit koo xam ni yéen ñii seetaan ñëpp mun ngeen comprendre lu may wax nit koo xam ni da ngay ànd ak nit koo xam ne da koo bëgg loolu mais jikkoom neexu ko pourquoi nit di ànd ak nit bëgg ko di ànd ak moom chaque fois mais jikkoom neexu ko te mënu koo bàyyi ça veut dire que là mën nañ comprendre que ni xol dafa diriger instant boobu xol dafa mën xel ci relation boobu xol nit ki topp na xolam ba nekk ci relation boo xam ne leer na moom ki mu nekkal bëgg ko mais mënu ci dara parce que xolam moo ko diriger loolu mun nañ ci diggante xol xel foofu xol dafa dominer xel mais bu demee ci le cas contraire quand quelqu'un yaa ngi bëgg nit di ànd ak moom wala bëggoo ko sax mais yaa ngi ànd ak nit parce que dafa am looy calculer ci moom wala yaa ngi koy topp parce que dafa am benn intérêt boo am ci moom wala yaa ngi koy topp mais amoo bëggoo ko mais dafa am relation bi calcul moo ko lal ça veut dire que calcul bu amee rek xel moo fa nekk foofu ça veut dire que là xel bi mooy diriger xol bi ci relation boobu te ñaar yooyu yëpp boo deful nànk benn baaxu ci boo deful nànk ci ñaar relation yooyu yëpp au finish regret mooy am wala séparation day am parce que amul benn boo xam ne union du cœur et de l'esprit day am yaa ngi dégg comme ça veut dire que ñun dañu war a tàggat suñu bopp ci suñu xel ak suñu xol ba chaque fois li ciy def ñu fexe ñoom ñaar ñu unir leen pour ñu am benn équilibre boo xam ne bés bu ñuy action du am regret du bëri kon c'est juste un exemple mais pour revenir ci suñu sens su débat pour revenir ci suñu objectif muy lan fexe ba suñu xol sell mooy ça veut dire que ñun dañu war a fexe ba suñuy réaction ak suñuy comportement ak ni ñuy analyser mbir ñu fexe ba tàggat suñuy xel ak suñuy xol ci suñuy xel ba mbir yi niy dégg wala ñu koy gis wala parce que lépp mi ngi jóge ci suñuy organes les 5 organes de sens li tubaab naan les 5 organes de sens mooy le toucher l'ouïe la vue mooy sa bët yi ngay gisee nopp yi ngay déggee der bi ngay yëgee lu metti goût làmmiñ bi ngay ñamee lu saf ak mën na ni bët yi ngay gisee organe de sens yooyu nga xam ne moo lay permettre ngay gis mbir ba sa xel di ko analyser ko di ko jox sa xol
yooyu dafa am temps de réflexion boo xam ne balaa ñun dara di ñëw di agsi suñu xol war nañ ko fexe ba suñu xel segg ko ça veut dire que suñu xel bu koy segg li ci ëpp solo mooy nañ rafet njort ci ay mbir ça veut dire que dafa am benn sëriñ bu naan Pape Malick Sy nee na feebar bi nga xam ne moo dul wër ci doomu aadama mooy ñaaw njort baaxul lu ëpp ci ay doomu aadama ñi ngi def ay mbir yoo xam ne li koy indi mooy ñaaw njort mooy chaque fois nga dégg mbir boo xam ne c'est pas pour toi nga def yow lañ koy wax wala nga dégg nit di wax benn affaire nga jëmale ko sa bopp wala nga gis benn action boo xam ne nit def na ko nga ne kii man maa tax mu def lii donc yooyu si il faut nga koy éviter ci sa dund boo bëggee sa xol di sell sa xol di neex parce que xol balaa muy rafet balaa muy sell balaa muy di neex chaque jour il faut que boroom xelam rafet borom xel mu rafet foo ko gis du am problème du mer du am problème bu cœur parce que xelam chaque jour mu ngi koy xalaatal lu rafet du nekk di xalaat lu ñaaw chaque jour wala non ça veut dire que il faut que yow nga fexe sa xel di rafet nga bañ a ñaaw njort say calcul say analyse nekk ci et puis nga fexe utal sa bopp occupation boo xam ne doo am temps calculer wala ngay nekk ci ay nit yoo xam ne chaque fois yaa ngi nekk ci tu perds ton temps wala nga nekk ci ay mbir yoo xam ne chaque fois yaa ngi diggante nit ñi wala yaa ngi nekk ci action yoo xam ne ci diggante nit ak nit la ci ay transactions yoo xam ne amul benn finish boo xam ne ci liggéey la wala loo xam ne lu lay jëriñ ci sa àdduna donc il faut nga am occupation pour que sa xel di nekk ci ay mbir yoo xam ne daf lay tirer vers le haut ngay avancer di nekk ci àdduna di dund loo xam ne peut-être doo am sax temps wu nekk ci ay détails yoo xam ne daf lay tardeloo kon chaque fois ñu ngi ci fexe na lañu mën a fexe ba suñu xol sell mais aussi am na beneen entre parenthèse boo xam ne avant tout moom laa waroon jiital mooy pour xol sell il faut que doomu aadama yi di jaamu yàlla julli bokk na ci loo xam ne day sellal xol day tax sa xol dégg naa ci jàngal nañ ko waru xam-xam yi jàngal nañu ko julli nee nañ day dindi ñuul yi nga xam ne day nekk ci xol ça veut dire que en premier lieu il faut que ngeen religion boo leen nekk ngeen koy pratiquer di julli waxtu yi parce que day dindi ñuul yooyu nekk ci xol parce que am na yoon wax boo xam ne yàlla ci kaw suuf la ko fekk xar xol ba dindi fa dafay ñuul kon ça veut dire que képp koo xam ne mi ngi dund ci kaw suuf am na loo xam ne mi ngi ñuul ci xolam mais yàlla jox nañu ay méthode wala boog ay mbir yoo xam ne buñ ci nekkee yooyu day dañ ci suñu xol mooy exemple ngay julli di jaamu yàlla aussi di def yoo xam ne peut-être du doo am sa xol dina neex mais aussi éviter ngay ni fréquenter ay nit ñoo xam ne duñu wax jàmm aussi parce que tamit nit jàmm ci xol lay nekk te nit moo koy utal boppam nit mooy utal boppam jàmm la paix dans le cœur noonu la ko tubaab bi waxee ça veut dire que ngeen éviter di fréquenter des gens yoo xam ni jamais ñu wax loo xam ni da lay neex wala jamais ñu wax lu baax parce que am na nit ñoo xam ne chaque jour bu ñu xëyee ñi ngi fexee di wax loo xam ni buñ la ko waxee boo ko déggee rek sa xol metti wala mu naqari la wala nga am ci loo xam ni du la neex léegi il faut éviter de les fréquenter mais même si tu évites de les fréquenter y a des gens yoo xam ne ay experts lañ bu ñu bëggee nga dégg benn affaire munoo fexe ba duñ la ko dégtal wala aussi sax mën nga dem ci milieu boo xam ne da ngay dégg benn mbir boo xam ne du la fa neex mais yooyu yëpp bu ñëwee nag ba nga xam ni soit une image qui passe nga gis ko mënoo ci dara wala benn son boo xam ne yow nga dégg nga ko mais il faut apprendre à amortir comme bal bu la dóoree bal boo xam ni li nga xam li ñu naan amortisseur mooy camion loolu ci nekk wala oto boo yéegee ci doo daan taj au lieu que oto bi daal rëng dafa am benn amortisseur bu ñu ci def amortisseur boobu mooy permettre coup bi day bu ñëwee du dal day bondé jugaat léegi yow il faut créer des amortisseurs dans ton cœur mooy yooyu ngay dégg yooyu nga xam ne wala ñu la koy wax wala nga koy gis te neexu la yow yaay nekk nga xam ne nag yow yaa koy lijjanti sa bopp ba doo ci def ay regret parce que gis nañ jamono ji li fi xew takkal lañ la wujju nga taal sa jëkkër wala nga jël sa wujju rendi ko wala nga dagg ko yooyu bokk nañ ci koy indi mooy yi nga xam ni ñooñu seen xol yi tàggatuñ ko ci yi ñu war a xaar mooy métti yi nga xam ne moo nekk ci jamono yi nga xam ne dañ ko war a xaar pour bu ñëwee ñu xool nan lañ koy gérer parce que bu ñu demee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu nan la ñuy gérer situation bu ñëwee yonent bi yéen ngeen dégg ay nit ay noonam ñëw jóg pour defar ko lu bon wala wax si lu ko lu bon mais ni muy réagir war ngeen xam ni intelligence day réagir ak calcul ak loo xam ne bu ko defee après kenn du ko jam ça veut dire que c'est de l'intelligence il faut réagir avec l'intelligence mooy ak xel ngay réagir sa xel mais chaque jour ay mbir dañuy ñëw directement nga bëgg a réagir rek sa xol daf lay indil ay regret daf lay indil ay affaires yoo xam ni après dootoo mën sax bokk ci àdduna
maa ngi dégg comme ñi nga xam ni tey ñi ngi leen di takkal ay wujju ñuy def ay mbir yoo xam ni amul parce que seen xalaat moo gàtt seen xol tàggatuñ ko ci xam ni lii dafa bokk seen dund parce que tamit nit il faut nga xamal ko ne ko lii dafa bokk sa dund li nga xam ne dafa bokk sa dund te du nekk lu neex parce que dund neexul lépp neexul parce que li gën a metti mooy dee te yow xam ne da ngay dee pourtant dafa metti mais tu sais nettement que ni si sa dund la bokk parce que yàlla dee la njëkk a bind doo ko bind dund yow tu sais net da ngay xam yow xam ne da ngay dee lan moo gën a metti de sukuraat rek ba la ko expliquer c'est dafa doy waar mais tu sais que de bis dina ñëw nga dee yaa ngi koy calculer te nangu ko parce que xam nga ne mënuloo yàlla dara mais ki nga xam ni moom moo la takkal wujju sa jëkkër yow amul benn solution boo ko mënul loolu nga jéem ko rey wala nga dem jël sa wujju di ko def benn affaire c'est parce que ce niveau d'intelligence ce niveau de réflexion moo gàtt mais boo amoon xalaat tuuti di nga xam ne lii c'est wujju bii ñu ma takkal bokk na ci gën a ndaw yoo xam ne moom war a dal sama dund kan moo gën a metti dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo gën a metti koo xam ne ñu ne la yow yonent nga ngay dem bay xiif di takk sa biir xeer pour julli mais kooku kan moo gën a metti dund mais comment il a fait pour gérer ça nan la def ba loolu mu dund ko ba dem te kenn jamu ko léegi nag mission boobu ñu yàlla jox ñu sur terre ñun doomu aadama ne nu am na ay tolof-tolof yooyu mu ngi ñëw surtout situation yi nga xam ne mu gën a critique au Sénégal les familles se multiplient kër yi gën nañu bëri nit clan yi ah parce que boo xoolee en général dañuy takkal wujj ñuy dof yëpp wala ñuy am ay problèmes yëpp c'est les clans qui se passent dans les maisons clans yi ak wax yi coow yi da ngay dugg kër goo xam ni coow li bari na clans yi affaire de wujj peccoor ga wujj genre yooyu nga xam ne tamit Sénégal yooyu tamit c'est un problème nit dañ koy takkal wujj xalaatam du nekk lu dul noonam te aussi am na yeneen mbir yoo xam ni tant que bàyyiwuñ ko suñu xol ñun du feex Sénégal on se crée des ennemis da ngay dugg ci internet bi xale bu ndaw jug naan dama samay noon damay impressionné samay noon gis naa benn jaaykat tusi sax boo xam ne muy jaay tusi xew muy préciser ci télé bi mu ne lii boo koy jaay da ngay impressionné say noonu boo ko solee da ngay impressionné ça veut dire que déjà nit ñi ñu ngi commencé ancré jël xelu nit ñi di ci def le mot noonu ça veut dire que yow tant que yaa ngi dund te lépp li nga xam ne yaa ngi koy def ci xalaat ak say noonu yaa ngi koy def chaque jour yaa ngi calculer ay noonu j'ai des ennemis mais dafay indi ay ñuul ci sa xol parce que chaque fois quand tu fais quelque chose tu le fais pour tes ennemis yaa ngi xale ay noonu ba kañ am na ñoo xam ne kenn xamul leen ñu ne dañoo may noonu on vous connaît pas ngeen vous avez des ennemis c'est pas possible c'est vrai que li ñu gën a taxalee mooy au lieu que ñu ut ay occupation parce que nit tant que yaa ngi am loo xam ne mu ngi lay occupé ci lu jëm ci métier ak jaamu yàlla wala loo xam ne tu n'auras pas le temps de te faire des ennemis wala ngay nekk fii di calculer sa àdduna yëpp nga def ni àdduna yëpp affaire de noonu la wala affaire de defante la il faut que vous ngeen dem uti ay occupation jéem a créer day seen journée ngeen ko yëm ko remplir il faut remplissez vos journées ci yeneen i mbir yoo xam ne du ay affaire de àdduna yi ñàkk yoo xam nga xam ne du dara ah ñu jéem a ut loo leen def loo xam ne vous n'aurez même pas le temps nga xam ne boo leen ci paree loo leen def loolu dem tëdd nelaw wala ngeen jaamu yàlla tëdd nelaw mais bu si lépp tamit bokk na li koy indi mooy trop de temps Sénégalais dañu bëri jot te jot baaxul gis nga le temps tant que sa esprit amu ci lenn loo ciy xalaat wala loo xam ne mais yaa ngi xam ne chaque fois yaa ngi dund pour avancer di xool looy def ci sa dund pour avancer doo da ngay neex a ku ñëw da lay yóbbaale parce que amoo loo def donc pour daal que suñu xol yi sell il faut que ñun doomu aadama benn ñu xam ni on est là pour dañu war a dund lu metti àdduna ñu fi pour dund lu neex parce que bu doon lu neex rek yàlla àjjana la ñuy bàyyi parce que Adama ak Awa àjjana la nekkoon péché bi ñu def li ñu def ba yàlla wàcce leen ci kaw suuf c'est pour que ñu ñëw dund lu metti donc ñu ne là pour dund lu metti yii ñii am na yoo xam ne yaa ko war a mu ñëw doomu aadama parce que suñu borom ne ki gën a nekk góor yàlla mooy ki gën a mën a gérer situation waaw situation lu mu critique yow doo góor yàlla bi gérer ko ak grandeur donc war a gérer ci benn méthode boo xam ne doo ci am ay regret ça veut dire que jàngal nañu ko boo meree bu la fekkee nga taxaw toogal bu la fekkee woon nga toog tëddal bu la fekkee nga tëdd jugal dem parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak suñu borom xam nañ doomu aadama ni mu ko bindee kon bon gis ngeen ni ñu war a def ba suñu xol sell dañ ciy dellusiwaat ci deuxième numéro bi parce que y a beaucoup d'exemples yoo xam ne du xaj ci benn numéro dégg-dégg bi
dañuy ñëw ci deuxième numéro bi ci semaine prochaine pour ñu wax nan la ñuy def ba suñu xol sell ak ñi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf di doxal ay mbir yoo xam ne mi ngi jur ay jéye yoo xam ne di sëriñ bi waxoon ne deret day ñëw te dara andiwu ko lu dul ñàkk a sellal seen xol yi yooyu yëpp dañ ci ñëw ci prochaine émission semaine prochaine kon numéro 1 ci wax ko kàddu sëriñ boobu mooy dañ bu ñu ko sangal xol bu sell deret dina ko sang première partie bi tey fii la ñuy yem di xaar nag deuxième partie bi war ci indi ay intervenant mais aussi wax ci ñi nga xam ne seen comportement aussi mi ngi dex mi ngi créer ay jéyee yoo xam ni buñ ko defoon ak xel mu sell du leen ci fekk parce que tey yaa du jeex exemple du jeex kon semaine prochaine ñu ngi ñëw ci beneen numéro xel mu sell merci. bon waaw nag mënuñu dem te ñaanaluñu Sidi Lamine Niass yàlla xaare ko àjjana ndax nit la koo xam ne il a beaucoup fait pour ce pays te taxawaayam ci réew mi amoon na solo lool donte sax man mii di wax ak yéen parfois ay propos doon ma ci ànd. mais je sentais nettement que ni nit la koo xam ni baaxoon na ci réew mi daan na permettre sax au moins homme politique yi di ko bàyyi xel parce que lu bëri moom daan na ci taxaw te tey ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci wàllu télé am na ñu bëri ñoo xam ni tey grâce à Sidi Lamine Niass suñu tëgguñu sa gisoo ñoom ñi nga xam ne tey Sidi Lamine Niass mu ne njëkk a may fit du bëri nañ ñoom Bécaye Mbaye tey Sëñ Diop Fall di jël boobu même si yàlla junior ñoom Mamadou Ibra Kane et tant d'autres yoo xam ni ci groupe Walfadjri leen jaar pour wane seen bopp pour jàng pour former wu parce que am na foo xam ne boo fa jaaree doo fa jaar pour am xaalis mais dafay jaar pour am expérience te expérience boobu c' est grâce à Sidi Lamine Niass beaucoup de journalistes tey Sénégal ñu am ko kon Sidi Lamine Niass taxawaayam ci réew mi taxawaayam ci diine bi politique bi ak ci wàllu média am na solo marqué na empreinte am ça veut dire que dund loolu lay jëriñ booy dund wax quoi qu'il en soit bu ñu ko mën a reproché mun nañ ko nangul ni ku gëmoon boppam la ku gëmoon li muy wax la et puis ku amoon fit la ku amoon audace ci li muy wax la gëmoon la li muy wax en tout cas et puis bu mu doon xool ne mën nañ ni moom ci askan wi la bu doon fay dëkk ci état yi donc koo xam ne nag yow mi nga xam ne ci askan wi nga boobu dafa lay fay nekkaloon génn fi ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana te bañ ko topp dara Sidi Lamine Niass dinañ manqué ndax xam naa ni ñu ngi jëm ci loo xam ne tey amoon na taxaw ci élection yi ñuy jëm xam nañ ñu ngi doon xaar taxawaayam mais yàlla ni la ko bëggee yàlla ko yàlla xaare àjjana ci àjjana yi gën a kawe Sidi Lamine yàlla xaare àjjana merci